fas yéene fi dalal candidat yi nga xamante ni ñoo nekk ñooy laaj maire zone Thiès Ouest Serigne Mouhamad Fatma Ndiaye bokk ci ñi nga xam ni ñooy dagaan mairie bi monsieur Fatma li tax ñu woo leen fi mooy sa ñëw bi am na solo ci ñun li tax mu am solo mooy dafa am message boo ñu jox mais ñun it am na message bu ñu la jox message bi nga ñu jox mooy nit boo ko teg a laaj alalam pour saytul ko mun la kaay wax ma ni nga ko nar a saytoo nga ñëw xelam dina dal ci yow mii nan nga ko jaarale yoon moo tax sa ñëw bi loolu la ñuy xaw a jox kon lu am solo la ndax boo ñëwul woon leneen la ñuy foog waaw te ni lu am rafet bu amul ñaaw waaw léegi kon nit sa ñu nit am na message bu ñu la envoyé xaw ma di nga ko décortiquer déet mooy askan wi dafa wane ni léegi naratu la bàyyi alalam ak nit mu ciy def lu ko neex mu toog di ko xool moo tax ku nar a jël mbiram dina ko saytu lijjanti ko ba xam lu fu mu ko nar a dugal kon loolu mooy sabab bi muy ñaar yëpp am solo kon yàlla na bu yaakaaru kenn tas ci ñu ñaar bu ko defee ñu lay dalal jury bi nag mi ngi nii ay imam ñoo ko composé imam yi xam naa tey la àjjuma moo tax mu xat ñu ci bari ñëw ñu ndax imam yoo xam ne ci vendredi bi la ñu commencé préparer seen xutba mais teewul am nañu fii ñëw muy imam Maodo Kassé ak imam Babacar Sy ñoom ñoo ci représenté imam yi ci des yëpp forum civil Mbodj monsieur Mbodj moo leen fii représenté forum civil ku ne xam na ko ci yi muy topp auzu billahi samil alim min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi tudd Serigne Mouhamadou Fatma Ndiaye ñu may dàkkantalee ci Murit Ndiaye juddoo Thiès yoroo Thiès dëkke fii Touba Thiès à Randoulène Nord màggee fi jànge fi defee sama école primaire fi école Jules Sagna defee fi cycle secondaire bi ba di may demee lycée Malick Sy bi ñu fi jógee it ñu continuer suñu étude ñu def formation en informatique ginnaaw bi am ay barab yu ñu nekk liggéeyee foofu mooy si Dakar ba ni ñuy replier waa à Thiès di créer suñu propre entreprise kon bu doon présenté suñu jëmm waaw noonu la ñuy présenté muy doomu Thiès bu nga xam ne daal xamul lu dul Thiès Thiès la xam Thiès la juddoo Thiès la yoroo lu mu amit ci biir Thiès la ko amee foofu la ñuy yam ci sunu présentation ba ban si mën a gën a yaatal ginnaaw loolu ñoo ngi santaat yàlla bu baax bi nga xamante bi ne ajjuma bi la ñu dalal ñu nekk ci wetu imam loolu yaakaar naa ni war na doy sëkk ci doomu daara bu nga xam ni fas ngaa yéene da ngay wuti dara di jaar ñi nga xam ne ñoom lañ fi nekk ñëpp ñu fi représenté wu ligue bi yëpp waaye di nuyu aussi journalistes yi di nuyu waa forum civil yi fi teew yëpp ak notre sociologue Cheikh Tidiane ñu ngi lay jaar bu baax a baax di jaar ñëpp ginnaaw loolu comme ni ñu ko waxee léegi rek dégg nañ ci kàddu imam mu wax ni tey jii dafa tollootul fu ñuy jëlee maanaam alalu askan wi di seetaan nit ñi di ko jariñoo nu leen neex loolu ñun bokk na ci li nu motiver ba nu dugg ci politique ndax it nitu daara lan bu nu waxee nitu daara donte xëy na sunu àlliwa yëggul fa mu war a yegg waaye jaar nañ ci daara tarbiya ba tax tey jii sàmm ci ko moo nu jaral ñu ne danañ dugg ci alal politique ndax it li nga xam ne animé li nga xam ne yéen ay liggéey bi ba ngeen da ngeen saytu sunu alal ba fu mu duggati ñu xam ko ñun tamit moo nu animé ban ne danañ dugg ci politique ngir lépp lu nga xamante bi ne njariñ la loo xam ne askan wee ko war a jariñoo waaye lépp lu nga xamante bi mën naa ànd ak defar te du xajamal sunu diine du xajamal leneen loolu ñu fas yéene cee def sunu kéemtalaay kàttan
buñ ci amul lu ñuy wut tamit yàlla daf ñu ubbi ci bëtu yeneen ndaw ñi war a ñëw ba ñoom bu ëllëgee ñoom ñu gëm ni war na noo mën a nangu seen alal loolee nag ñu am ci ay xalaat yoo xam ne jàpp nañ ni suñ ko defee li nu bëgg ci maire bi mën nañ ko am muy sunu commune bii nu bokk muy Thiès Ouest ndax yàlla dogal na donte yéene bi jéggi na commune bi jéggi na ville bi waaye olof day wax ni bay ci sa weewu tànk mooy da ngay tàmbalee ci fi nga xam ne moom nga jàppe ni fa ngay manee waaye di yóotu leneen waaye lépp nag ci na doon intérêt askan wi rek te loolu ci lañ fas yéenee dox ba tax na duñu wax programme mais danañ wax ay vision yan vision la ñu am ndax naam am na lu ñu fi fekkoon li ñu fi fekkoon yi ni danañ jàpp ne danañ joyanti waaye duñu wax ni li ñu fi fekk yépp lenn baaxu si naam am na lu fi baax waaye am na fi lu ñu war a joyanti loo xam ne jàpp nañ ni ak suñuy xalaat suñ si taxawee amaana danañ am yaakaar ni soppeeku dana am loolee nag ñu tënk ko ci ay point ngir xataay jataay bi nu yaakaar ndax jot nañ ni lu si nekk war nañ koo mën a gën a élargir si point yooyu waaw waaye dana si am loo xam ne si tënk danañ ko mën a leeral si ban vision la commune Thiès Ouest vision boobu dañ koo tënk ci ay axe mu toll si lu toll ak juróom-ñaari axe bi si njëkk ñu tënkee ko ci aménagement ak environnement environnement boobu dañu wax ni ñun la grande coalition gëm sa bopp nekk commune ouest su suñu yéene dafay bokk on s'engage à élaborer un PADD c'est-à-dire un plan d'aménagement et de développement durable dont l'objectif est la mise en place de politiques d'occupation du sol, d'une mise en place de programmes d'urbanisation, d'équipements de protection des espaces naturels publics et agricoles. mu mel ni dañuy xool ci sunu njort ñun sunu xoolee gis nañ ni lu commune bi xaw a doy dal la ndax yàlla dafa nattoo sunu maire yu bari sunu waxee suuf rek jàpp nañ ni dagg terrain mooy la ca war alors que ñun njort nañ ni am na nu ñu war a occuper sol bi ba tey jii mu indi beneen njariñ boobu mën na créer emploi njariñ boobu mën a indi naataange moo xam ci côté agricole bi moo xam ne leen rawatina jamono ji nu toll nga xam ni wàllu mbay soxlaatul ngay am espace yu yaatu mën nga am espace yu yam te li nga bëgg a def da nga ko ci def kon si domaine boobu am domaine d'aménagement boobu am nañ si idée yooyu te aussi yaakaar nañ ni loolee suñ ko defee dana am ay enjeu yum nu jural enjeu yi mën nañ see wax la création d'emploi et l'employabilité kon wàllu emploi mën na juddoo ci loolu nga xam ni fas nañ koo yaatalee ci suuf si les équipements mën na am bu fekkee ni def nañ aménagement du sol mën nañ am équipement yu nga xam ni mën nañ ko installer benn population bi am ci accès mais aussi mu am beneen njariñ bu si amaat mooy dana am beneen rentabilité boo xamante bi daf fay génnee di dolleekuwaat ci budget mairie bi mu mel ni lu ci mel ni ay piscine olympique wala ay espace gymnastique yooyu yaakaar na ni bon bu ñu si gënee góorgóorlu ci aménagement benn dana indi geneen xar kanam ci commune bi mais dana am yeneen rentabilité yoo xamante ni dana ko def bon aussi bokk na si enjeu yi tamit les services sociaux de base waaw ku si nekk xam na ni yenn poste de santé yi yenn hôpitaux yi yenn écoles yi ak yu demee noonu lu si bari rek commune dafa am lu mu warloo ak digganteem ak moom waaye tey jii ban ressource la commune mën a am pour li ko war si ñooñu ñëpp mu man ko si moo tax ñu jàpp ni war nañu am beneen méthode bu ñu utiliser si aménagement ak environnement si aménagement ak environnement dana nous permettre l'amélioration de la collecte et recyclage des déchets domestiques et industriels donte gis nañ ni oto mbalit yi ñu ngi def lu nu mën mais tey jii mën nañ am beneen méthode su fekkee ni donte li ñuy def gis nañ ni mënuñu am possibilité ñoom pour mën a assurer li nga xam ne moo war a génn ci quartier yi si mbalit yi ba tax na ku si nekk gis na suñu xar kanamu mbedd yi ñu ni idée yi ñuy am pourquoi déchets yooyu ñu ko fexee def ay recyclage bon recyclage yooyu dana nous permettre benn dootuñu gisati déchets mais ça va nous permettre de créer des emplois aussi waaw ndax dana mën a doon soit ay usines yooyu teg wala leneen gis nañ ci par exemple bu ñu si joxee pavage yi ak yooyu bari na lu nga xamante bi nii ak déchets yi mën nañ koo utiliser ba jariñoo ko waat au lieu que ñu koy bàyyi noonu benn mu indaat loraange ndax ba joo xoolee ba fi ñu koy tuur su taw bi ñëwee loolu mooy defaat loo xam ne mooy indiwaat yeneen jàngoro ci biir population bi kon loolee bokk na ci li nga xalaat redynamiser les programmes de set setal en s'appuyant sur les OCB c'est-à-dire organisation communautaire de base
constitué par les femmes et les jeunes c'est-à-dire les ASC ñun doon gis ni commune bi bu fekkee ni li mu bëgg assurer dëgg-dëgg bi li mu bëgg liggéey bu ko bëggee assurer faaw mu associé wu ak population man dañuy jàpp ni population bi la war a collaborer pour mën a assurer le bari na loo xamante bi ni mu ngi dem ci budget de fonctionnement amaana su fekkoon ni associé nañ si commune kii bi population bi du fa bañ a yegg ndax gis nañ koñ yi ASC yi li ñuy def gis nañ jigéen ñi set-setal gis nañ loolu su fekkoon ni ñoom accompagner nañ ñuy liggéey en synergie avec la commune benn gox yi danañ gën a set mais aussi même collecte de déchets yi nga doon bëgg sax yaakaar naa ni foofu lay gën a yombee si ñoom looloo tax ñu wax ni on va essayer de travailler avec les organisations communautaires de base. axe 2 bi li ci tënk li ñu génnoon ci éducation formation et emploi on a décidé de favoriser un environnement scolaire propice à pouvoir un enseignement de qualité avec l'innovation technologique dans le système éducatif. Bon, au moment où on nous parlait des ENTIC bi ñuy wax ENTIC ku si nekk xam na ni informatique développé na bu baax maintenant on nous parle sax même des TIC on parlait des nouvelles technologies mais yaakaar naa ne nekkatul léegi lu nouvelle ndax tey jii gis nañ bu baax fi technologie toll ñu ni technologie boobu bu fekkee ni jamono dafay dox nan lañ ko war a mën a intégrer au niveau de l'enseignement de base nga xamante bi xale bi dina juddu ak pratiquement informatique bi maanaam mu gën a am nu mu def ci biir njàng mi mais loolee nag mu àndaale ak ay mesures yu nga xamante bi ni du doon looy lore waaw loolee am nañ ci ay xalaat ak wàccaay yoo xamante bi ni jàpp nañ ni waaw war na doon lu ñuy boole ci enseignement éducatif am nañ ci yéene pour def ko si. Amélioration du cadre de vie scolaire pour un rendement efficient. Appui à la construction de nouvelles classes pour lutter contre les effectifs pléthoriques. Bon, ku si nekk gis na ni école bi bu ubbee yenn saa bu dee yaa ngi doxantu si biir école yi di nga gis ni même classe yi dafay dem ba jéggi dayoo ñenn ñi dañuy dem ba dañuy toog ci suuf alors que école boo dem da ngay gis ni espace am na ci école bi. mais léegi kon li ñu war a def kay xanaa ñun mooy fexe gën a dolliwaat école yi donte su fekkoon ni xëy na ñoom école classe yan fa am déjà bu fekkoon ni doy na doy ga ca war kon yaakaar naa ni bon effectif bi du tollee noonu ndax da ngay du classe moom dana am ay 100 et quelques personnes wala 100 personnes ñu bokk nag ci suñu yéene ñun bon wàllu classe yooyu bon au niveau des écoles danañ ko yokk ba effectif boobu noonu muy ëppee ñu am jéego yu bari yu ñu si def. Appui en matériel didactique informatique et de bibliothèque mobile danañ gën a appuyer élèves yi ci matériel didactique moo xam ordinateur la moo xam ay livre la moo xam lépp lu nga xamante bi ni danañ ko soxlawoo ci seen jàng mais aussi avec partenaires yi nga xam ne yaakaar na ni danañ liggéey ak ñoom danañ fexe defar ay bibliothèque mobile donte gis nañ ni élèves yi liiratuñu léegi nag élèves yi bu nu liiratul damay jàpp ni bàyyi gën leen bàyyi ak seen bopp moo tax mënutunoo lire mais am na loo xam ne suñu leen ci occupé woon faaw lecture bi danañ def ndax suñ ko xoolee ci suñu mag ñi nga xamante bi ñooy suñuy waajur da nga ci gis ñenn ñoo xam ne CEP la na am mais ba léegi nii dañuy dàq jàng ñi nga xamante bi ni ñoo am baccalauréat kon lecture bi doon na ci am solo ba tax na ñun bokk na ci li nga xam ne suñu yéene la mooy bu fekkee ni yor nañ commune bi danañ créer des bibliothèques mobiles yoo xam ne avec nos partenaires bibliothèque danañ dem tey ci quartier yi su ëllëgee ñu dem ci quartier yi mais ñu am ay répondants au niveau des quartiers li mu doon wax sànq nii pour bu nu mairie bi bëggee liggéey dëgg-dëgg commune bi faaw mu associer population bi kon dana wut ay volontaires au niveau des quartiers ñoo xamante bi di après même bu fekkee ni bibliothèque bi danañ fa dem danañ accompagner xale yi ci ay explications. 4 minutes. Bon, on va faire accès à l'eau et à l'électricité surtout au niveau des écoles gis nañ ni ci écoles yi bon wàllu ndox ak électricité bon à tout moment daan am mais commune daana fayal école mais léegi gis nañ ni loolu dakk na bon bokk nañ ci bon renforcer l'éducation religieuse personnel éducatif manuel scolaire arabe bon initiation en informatique en arabe pour les élèves maîtres coraniques et imams organiser des croisades en matière arabe appui aux écoles catholiques en matériel didactique création de cantine scolaire bon aspect religieuse bi xam naa danaa ci def taxaw tuuti li tax li nu waxoon ci suñu njëlbeen ni nitu daara lan et que am na lu nu bëgg a instaurer si biir doxalinu maanaam du ma wax sax si commune kese
mais ci wàllu Sénégal ak ni muy doxee représentativité maanaam aspect religieux ndax tey jii gis nañ ba ci budget commune bi da ngay dégg par exemple budget 2021 bi on a mis 200 et quelques millions pour l'éducation mais éducation boobu léegi les écoles coraniques ñoom ban aspect lañ ci am ndax toujours man damay jàpp suñu waxee éducation rek am njàng moo tax ñuy wax mais njàng boobu mais yeneen les écoles religieuses dañ ci am wàll mais da ngay gis ni toujours dañuy wax ni nañ ci defar ay école nañ ci defar ay table à banc nañ ci réfectionner ay classes mais da nga néew nga dégg si ñu ni maanaam yan taxawaay lan am si daara yi wala leneen daara yi ñoom yàkkamti nañ ñu ni Covid am na wala leneen am na ñu ni nan def ay bool tibb ay bool yóbbul leen et pourtant foofu mooy éducation de base bi loolu tamit bokk na ci lii tax ñuy xeex boo tax ñu ni on va renforcer l'éducation religieuse on va créer des cantines scolaires jamono bi metti na tey jii man tàpp à l'œil dal na ma ci gis parent d'élève boo xamante bi ni dafa xaar ba récréation muy ñëw di indil doomam lu mu ko jox pour mu ndékkee c'est parce que fanaanoowu ko ci loolu nag bon xëy na bu fekkee ni ñëpp jekku nañ àdduna it am na ñu ko jëkkuwul moo tax cantine scolaire yi bokk na suñu yéene on va créer aussi des parrainages pour multiplier les chances à l'emploi des jeunes organiser des concours qui vont promouvoir la culture scientifique et technique chez les enfants l'employabilité des jeunes les organiser par des initiatives pérennes formation par des renforcements de qualité signer des contrats d'embauche avec les entreprises qui s'installent dans la commune waaw ndax les petites et moyennes entreprises presque on les a mis en rade toujours da ngay gis sax ni yenn saa ñii ñëw ci commune bi di postuler ay marché am na ñu nga xam ne sax bokkuñu ci commune bi leneen li ci des njariñ li siy génnee emploi bi ñi nekk ci biir commune bi duñ ci yëg seen bopp ba tax na ñun ci suñu yéene bépp bailleur boo xam ne war nga ñëw pour installer ci commune bi danañ signanteeg yow ay partenariat yoo xamante bi ni les petites et moyennes entreprises ñoom danañ accéder wu ci marché yi mais aussi tamit ñi ñuy jël ci ay emploi day doon ñi nga xam ne ci commune bi lan yeewoo loolu aussi bokk na ci bi bon ci santé en bref. Ah ok malheureusement.